asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim di sant sunuy wayjur nag ndax ba tabarakallahu ñun ñoo ngi juddu 1947 le 13 septembre 1947 à Mékhé en fait à Payenne, mais j'ai grandi à Mékhé ngay la yaroo sama wayjur Alaaji Sëriñ Dimb Samb Ibra Dégeen da ko yar ca Koul Payenne ci commune Koul la nekk mu tudde ma Doudou Diop Sall di jarbaatu Ibra Dégeen ndax moom la ko booleeloon bañ ko defee chef de canton Sakal yàlla dogalit ñu am cosaan ndax ci sunu wàllu baay ñun ñu ngi bokk ci askan wu ñuy wax Caraxeen Moussa Mboore Alima Dergen Dieng ak sunu maam Sanu Baara Samb ñoo àndoon jóge Walalde ci sunu wàllu ndey ñu bokk ci askan wu ñuy wax Mbuubeen ndax tubaarkalla Jaal Mbuub Jaal Caam Méjor Omar Rani Sarek Bakary Gueye ñoo àndoon jóge Ayre ñëw fii Damel xaajale leen def ñi jëwriñ sugeer def ñi bëj géwél sama wàllu yaay bëj géwél mbul lañu woon sama wàllu baay ñuy bëj géwél sugeer kon tubaarkalla suñu may laaj ci loo xamante ni bii lu ma dund la ndax toxu si la ngaay lañu def ginnaaw buñ jógee njaareem waaye ngaay xam nga diggante Lat Joor la woon ak tubaab yi kon mën nañu wax rek au 19e siècle ci li nga xam ni nii mooy li gën a gàtt ci tënk ndax booba jëwriñ bi nga xam ni moo fi nekkoon muy Farba Demba War moom ci boppam la Socé Ndiamé jiite fekk si woon ni ko dama bëgg fu mu dëkk mu ni ko fan nga bëgg a dëkk mu ni ko fa ma ree woon ngaay ba ngaay ci soose mooy kéwél kon loolu moo tax quartier bi nga xam ni moo fi jëkk ci ngaay mooy ngaay jiite ginnaaw boo xamante ni bii tubaab yi bi Lat Joor saayee ba raay bi taxaw dëkk bi daal di am ay commerçant bordelais ay commerçant yoo xam ni ñoo ngi jóge woon Bordeaux ca France ay commerçant yu jóge woon Liban ay ñi nga xam ni ñoo doon yore fii les maisons de commerce amoon na it ay commerçant yoo xam ni nii yàggoon nañ fi di ay tubaab waaye ginnaaw ngay jiite googu nga xam ne ñi ko sant ñooy ñi ko sos mooy ñi sant jiite ndax ñoo jóge woon Pakaaw sos na njàmmi jiite moo fi jëkk ak njabootam quartier Lébu daal di taxaw ndax boobu maison de commerce yi taxaw na maison de commerce yooyu ñoo demoon Dakar ak Tëngéej ak Bargny ak Mbaaw jël fa ay Lébu parce que boobu Lébu yi ñoo jàng ñu def leen ay représentants de commerce ñoom it ñu installé wu ci fi nga xam ne gii moo gën a jege marché bi muy le quartier Lébu ensuite maintenant bi nga xamante ni bii ñu ngi taxawal raay bi ñu indi fi bambara yi parce que c'était des gros bras ñu ñëw di jàpp ci raay bi ba ñoom it seen dëkkuwaay di quartier Mbambara quartier Mbambara googu am na privilège bu ma am ndax moo gënoon a jege fi nga xam ni kii mooy centre ville ndax marché bu mag bi ci quartier Mbambara la ne gendarmerie ci quartier Mbambara la ne gare bi ci quartier Mbambara la ne poste bi ci quartier Mbambara la ne lu ci bëri ci école bi fi jëkk itam ci quartier Mbambara la ne kon loolu moo doon ci jamono colonialisme bi léegi ci jamono boobu borom Ndar dafa dénkoon dëkk bi ki ñuy wax le représentant de l'administration coloniale muy commandant de brigade de gendarmerie parce que booba ñoom la sécurité moom lañ gënoon a fonk mais lu jiitu loolu ngaay nekkoon dëkk boo xam ni dëkk bu rëy la maison de commerce yooyu fi installé woon di ay maison bordelaise ak ay libanais comme ñi nga xam ni ñoo nekkoon fii di ku mel ni madame Dieyna du mel ni monsieur Bayni et cetera ak ñoom Katala ak maison Vésia maison Marel Prom maison yi nga xam ni ñoo fi nekkoon daal di def commerce d'ailleurs boo demee ci centre ville di nga gis kër yu bari yoo xam ni ancien modèle la
ñoo doon kër yi nga xam ni tubaab yi ñoom lañ fi jëkk a tabax. waaye ci administration bi dañu bëggoon un représentant ñoom les tubaab représentant boobu d'après bi nga xamante ni bii ku ñuy wax Mor Ndiaye Ngouda nekk na le premier chef d'escale. Mor Ndiaye Ngouda mu ngi dëkkoon presque foofu ci Njóob waaw moo doon wëyjuru ki nga xam ni kii moo doon góor gi daan fayu lempo bi di Mor Yacine Ndiaye. Mor Yacine Ndiaye Mor Ndiaye Ngouda moo doon wëyjuram parce que bi tubaab yi ñëwee fii di laaj kan moom dëkk bi booba comme ñu bari dañoo ragal tubaab yi Mor Ndiaye Ngouda comme ancien militaire la ni man maa moom dëkk bi maay chef d'escale. tubaab yi confirmé ko boo fi la fekk ki nga xam ni kii moo doon Cheikh Mourad Ndaw mu confirmé ko ci Cheikh Mourad Ndaw it am na cosaan boo xam ni diggante Alaaji Malick Cheikh Sidi Baba ak Serigne Touba Khadim Rassoul ñoo fi daje benn takkusaan la tax ñu daje fii kenn ku ci ne yaag sa morom bokk leen lu ngeen fi nowul ndax Serigne Touba dafa ñëw ngay jite jóge fa di dem Ndeer dégg fii Cheikh Sidi Baba tax booba tubaab yi bi ñu installé les maisons de commerce ñi nga xam ni ñoo doon sëriñ yu mag yi di sëriñ yu xaadir yi Cheikh Sidi Baba lu ci bari ñoom ñoo daan indi fii téere yi jóge Mauritanie ak di jóge Maroc mooy téere yi nga xam ni sëriñ si fi nekkoon ca jamono booba ci lañ doon jàng alxuraan baa ñu ci jàng yenn hadiis yi nga xam ni ci lañ doon sukkandiku kon loolu moo waraloon seen ngan sëñ Touba da doon dem Ndeer jaar foofu gis Cheikh Sidi Baba waaye Alaaji Malick daf doon jël si tontub gerteem bu mu jaayoon Mourad Ndaw tontub gerte boobu parce que boobu Mourad Ndaw représentant commercial la woon waaye itam Cheikh Sidi Baba it nga xam ni ñun ci cosaan miin nañu ni kilifa xaadir guy jógee Mauritanie wala Ndar di dem Dakar foog nga wàcc kër Mourad Ndaw fekk nañ ci lu bari ay gan yu baree bari nga xam ne dañuy ñëw rek teg tànt bi taal xayma yi daal di commencé tëgg tabale yi booba loolu moo doon waral seen ngan googu itam am na jeexital ci dëkk bi ndax tubaarakallah Abdoul Aziz Ndaw ma nga xam ni yaayam profité woon nañ ci loolu Abdoul Aziz Ndaw moomu am na ci teraanga ndax nee na ma ginnaaw ngan googu la sama yaay tàllalee loxo Serigne Touba ni ko dama bëgg ngeen ñaanal man ma am fi lu barkeel ñu ñaanal ko toll na foo xam ni ci jamono bu Abdou Diouf génnoon àddina mu nekk président de la République parce que moo doon deuxième personnalité de l'État loolu baatin la loolu itam baatinu ngaay la waaye ñu dellu rek ci époque coloniale bi nga xam ne Mékhé bi muy nekk commune de plein exercice dafa amoon ay conseillers ku mel ni Njawar Ndiaye nga xam ne moo dëkkoon Kër Vésia moom it représentant de commerce la maison commerce boobu Vésia ñoo ko fi indi woon jëlee ko Ndar ndax c'était un intellectuel moom itam mu nekk fi tubaab yi jël ko def ko le premier adjoint bi nga xam ni moom mooy toppatoo les affaires sociales mais teewul amoon na yeneen conseiller ku mel ni góor gi jàng na jiite nga xam Mbacke jiite pardon magam góor gi jàng na jiite moo doon kadi bi moo daan def li nga xam ne moo doon tribunal musulman mais góor gi Mor Ndiaye Ngouda ak ñu mel ni ñoom Mourad Ndaw ñoo doon les conseillers locaux nga xam ne tubaab bi daana leen interpeller pour lu bari luy xew ci dëkk bi waaye ngaay googu nga xam ni moo fi nekkoon di dëkku cosaan après la Ngaay Jaañ ñëw ndax Ngaay Jaañ ñu ngi jógee Tongoor dëkk ba lakk ñu ñëw toxu si fii jege si daal tuddi ñoom Ngaay Jaañ donc ñeenti quartier yooyu daal di fii ne muy Ngaay Jaañ Ngaay jiite bi fi jëkk Ngaay Jaañ Lébu Mbambara di ñeenti quartier yi am na sax spécificité boo xam ne nii peut-être am na fi jeexital mooy quartier Mbambara moom ñaari këri Mbambara ñoo fi des muy ñi santoon Coulibaly te léegi Fall la ñu sant ak ñi santoon Kouyaté ñooñu ñu ngi fi ba tey parce que sama soxna ci la bokk waaw di Maritu Kouyaté kon ñooñu ñoo fi des ci Mbambara ñi ci des ñëpp mooy waa tund wi nga xam ne dañoo toxu si ngaay ñëw dëkk fii waa Lébu it ñi leen fekk si mooy gànjool yi nga xam ne ñoom it ma ay commerçant la ñu woon ñoom it dëkk ngaay ñëw dëkk tund wa donc tund wa ak Lébu gi ñoo bokkoon quartier Lébu waaw tali Pekes bi moo leen xàjjale waaye sax am na benn xàjjaloo boo xam ni ci bi ñuy nommé ñaari quartier yi ay intérêt politique duggoon na ci ba ñu changé ko ndax kenn ku ci ne ca booba ña fi nekkoon dañoo bëggoon seen avantage moo tax ñu xàjjale yoon wi indi ko te yoonu Lébu bi ak tund wi mooy la route bi jëm Riso kon loolu moo doon lii xàjjale ñaari koñ yi mais teewul bi nga xamante ni bii tubaab yaa ngi fii
ñooñu ñoo fi nekkoon di waxtaan ak ñoom ba ci la ñu defaree li nga xam ni mooy la première ville de Mékhé. commune Mékhé nag mi ngi juddu 1911 1911 bi mu juddoo la tax ñu tuddee ko commune Mékhé moo di booba bi nga xamee ni Lat Joor saay na Farba Demba War fal ay bokkam boo demee Tivaouane boo demee Samba Sall boo demee Mékhé Jawriñ Maysa boo demee Kébémer boo demee Ndoyeen boo demee Sakal et cetera ñooñu ñëpp ay sàlleen la ñu woon ndax booba ñoom it ñoo am doole nag ndax boobu dindi nañu Damel def province te 33 Damer yëpp fii lañ cosaanoo ci Kajoor muy diggante Mbul ak Sugeer ak Xandan ak Jaaj ak Mbol Yaamaak et cetera dëkk yoo xam ni ku ci ne ba nga faloo da ngaa fal sa ndey te fal googu nga fal sa ndey moo tax nga dem ca capital ba daal di fay def sa dëkk moo indi Xandan Damel Masamba Takko mi nga xam ni nii moo nekkoon foofu moom moo indi capital bi Xandan bon boo demee Pëleen aussi Damel Déthié Fu Njóogu bi nga xam ne moo jëkk a def indépendance su Kajoor ndax nee na dootul yóbbu Galak Jolof léegi day fexe ba la nga xam ni moom la waa Jolof daan laaj ci impôt di suuf ñoom dootuñu ko yóbbu ndax suuf rek dégg nga maam yanu suuf yóbbu Jolof loolu ci néew doole la ànd moom it mu nit dootu ko nangu kon loolu moo indi li nga xam ni bi fi président de la république ñëwee moo nekkoon foofu moom moo indi capital bi Xandan bon boo demee Pëleen aussi Damel Déthié Fu Njóogu bi nga xam ne moo jëkk a def indépendance su Kajoor ndax nee na dootul yóbbu Galak Jolof léegi day fexe ba la nga xam ni moom la waa Jolof daan laaj ci impôt di suuf ñoom dootuñu ko yóbbu ndax suuf rek dégg nga maam yanu suuf yóbbu Jolof loolu ci néew doole la ànd moom it mu nit dootu ko nangu kon loolu moo indi li nga xam ni bi fi président de la république ñëwee 2018 bi nga xam ni ñëw na fi ci la journée de l'artisanat ñu présenté ko la première indépendance du Kajoor mooy li nga xam ni moo wane ni Kajoor ñoom jot nañ seen indépendance ci jamono yooyu. bon ñu dellu siwaat wan leen ni rek bi raay bi taxawee te ñi nga xam ni ñoo fi ne yore réew mi di ay càlleen dëkk Mékhé ñu ni la gare qui mène à Mékhé mooy gaaru Mékhé gaaru Mékhé boobu nag moo indi urbanisation Ngaye te pourtant Mékhé mi ngi tëkk à 4 kilomètres de Ngaye donc loolu moo tax turu Ngaye bi disparaître ba léegi sax ñun ñoo ngi jéem a wax Ngaye Mékhé mais ci administration bi moom Mékhé la ñu xam la gare qui mène à Mékhé booba su borom Ndar day jóge Ndar wàcc ci gare bi dañ koy takkali fas mu dem Mékhé parce que booba le chef de canton fa la nekkoon loolu moo indi woon le chef de province kon loolu mooy li nga xam ni mooy cosaanu Ngaye pour dire ñu ni Ngaye Mékhé te bu ñuy wax Ngaye Mékhé tax loolu mooy phénomène bi waaw ndax urbanisation bi ci Mékhé la jógee waaye cosaanu Ngaye moom mi ngi jógee ci Socé Ndiamé Djité ndax booba Ngaye dafa nekk foo xam ni fii dëkkub dox dajale commerçant yi ñëw fii jege na Ndakaaru téeméeri kilomètre ak fukk ak juróom-ñaar digge na Ndar di téeméeri kilomètre ak fanweer ak ñaar nga xam ni Ngaye li ñuy wax étoile moom la mën nga fay jógee dem Touba jaar Pekes Thilmakha institution mën nga fi jógee dem Baba Garage dem Bambey dem Fatick dem Kaolack donc dëkk yooyu nga xam ni ñoo jegee Ngaye dëkk bu ci ne ñi jëkk a sës ci Ngaye 24 kilomètres la phénomène la ndax booy dem Tivaouane 24 kilomètres la booy dem jogo ci géej ga 24 kilomètres booy dem Ndande 24 kilomètres booy dem Pekes 24 kilomètres booy dem Baba Garage 24 kilomètres lu am solo ngo ndax loolu mooy étoile bi nga xam ni juróomi branche la noonu la Ngaye nekkee dëkk bu digg dóomu kon donc Ngaye nekk commune de plein exercice en 1911 am commune am maire am un premier adjoint ainsi de suite comme ni ma ko waxee di Njawar Njaay ñuy doxal ba ñu am indépendance bi indépendance amee nag ñi nga xam ni ñoo fi jëkkoon mooy Jënu Malick Ndiaye nga xam ne moom instituteur la woon juddoo Ziguinchor waaye doo yàgg jàngale Ndande fa la takke woon soxnaam suñ fi indi woon di Maguette Sarr waaye moom mu ñu affecté ko Ngaye en 1947 mu yor fi ñu bëree ci kilifa yi te école boobu nga xam ne moom la yore woon kilifa yu bëri jànge nañ fi ku mel ni Cissé Dia nekk na président assemblée nationale ku mel ni Abdou Aziz Ndaw bi ma doon wax fii la defee ba CM2 mu doog a dem kon Mékhé nekk loo xam ne nii lu am solo la
bi mu nekkee commune aussi le premier adjoint bi fi nekk après indépendance le premier maire mooy Jënu Malick Ndiaye Jënu Malick Ndiaye moom laa leen wax ni 1947 la fi ne ba 58 mu préparé jël retraite am Auguste Ndiaye remplacé ko mu nekk fii nekk koo xam ni kii aussi mujj na fi nekk maire adjoint maire ci dëkk bi nekk fi député maire def na fi ñaari mandat monsieur Dia remplacé ko Omar Ibrahima Dia moom itam jàngalekat la woon jóge woon fii Baxee Dia ci boori Louga ñëw ñu affecté ko ngaay mooy mu dugg ci politique bi waa Lébu yi sax ñoo ko jëkk a jàppale ba mu daaneel Jënu Malick Ndiaye qui n'était pas un vrai Mecquois parce que Casamance la jógee et cetera bon mais mu ànd ak waa Lébu gi ñu daaneel ko Dia aussi Abdou Aziz Ndaw moo ko fi jëlee Abdou Aziz Ndaw it di doomi Mourad Ndaw ci baatin ñu wan leen ni moom bu Abdou Diouf dee woon mu nekk président de la République ndax moo doon deuxième personnalité de l'État kon nga xam ni kooku aussi li ñuy wax ci ñaan gu nangu dal na ko ndax ñett ñi ma fi tudd tantôt di sëñ Touba Alaaji Malick Cheikh Sidi Baba tase nañ fa benn takkusaan julleendoo ko ñu jóge ci ki nga xam ni kii moo ko remplacé mooy Saliou Diagne moom itam jógee ngaay jiite moom itam mooy premier adjoint boo xam mooy premier maire boo xam ni autochtone la ndax moom ngaay la juddoo ngaay la yaroo ngaay la jàngee fi la màggee am fi kër am fi ay soxna et cetera et cetera bon bi mu ci jógee As Diagne moo ko remplacé bi fi As Diagne jógee Maguette Wade moo fi ne kon loolu mooy en gros li nga xam ne ni mooy ngaay mooy it la commune de Mékhé waaw léegi nag administrativement le maire a presque 46 conseillers ak 3 adjoints au maire ou le 2 comme on dit le premier adjoint Cheikh Niang le deuxième adjoint Maguette Wade ainsi de suite waaw kon ñu sant yàlla rek ni ñu ko defee ci njëlbéen julli ci yonent bi sant sunuy wayjur santit waa entertainment ngaay entertainment santit Badara Mbaye sunu jarbaat ndax xëy na bu du woon ak yéen ñun duñu mën a génne lii nu génne tey waaye di xam le ni rek ab dëkk su baaxee ña fa dëkk la ndax dem nañu ba xool ni dëkk bi ñun war nañ cee jàpp te amul benn événement buy xew ci dëkk bi te duñ ca teew loolu yàlla nu ko may waaye yàlla na yàgg waaye it fuñ ci demit sañ nañoo jël kàddu wax te lan fay wax kenn du ko dindi waaye itam ñu xam leen ni ressortissants yi tubaarakallaahu ngaay école bi yàgg na comme ni ma ko waxee ñi fi jàng bëri na ñi fi nekk ay cadre bëri na waaye def nañ fi association boo xam ni ñu koy wax IDée initiative de développement économique environnemental et socioculturel te professeur Omar Sock yore ko professeur Omar Sock moom itam ku bëgg ngaay la fi la juddoo fi la baayam juddoo fi la maamam juddoo fi la yaroo te muy koo xam ni kii ku am cër ci réew mi la ndax li ñuy wax secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences du Sénégal moo ko doon waaye itam moom la président de la République désigné pour mu yore le projet bi nga xam ne mooy encadrer enseignement supérieur ak la recherche kon kooku nekk na koo xam ne kii nit ku bëgg ngaay la bon premier adjoint bi di colonel Fallou Diop di inspecteur des douanes moom it bëgg ngaay lool yaayam defoon fi lu rëy indi woon fi saxaaru màggal Touba ci jamono Senghor parce que booba socialiste la woon waaye mu ànd ak suñuy wayjur ñu jël fii saxaar di dem Touba te loolu lu am solo la te booba saxaar yombul ki nga xam ni kii tam mooy deuxième vice présidente di Marie Delphine Ndiaye moom it di doomi Jënu Malick Ndiaye moom itam di ko xam ni kii ku am valeur la di jigéen ju man góor ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen y a pas mal de médecins mais ñu ngi lancé appel ñoo ñëpp kenn ku ci ne pour nga ñëw jàpp ci dëkk bi parce que loolu rek moo fi ne kon daal ñun ñu tàggoo rek te xam ni ngaay moom bu ci ñëpp jàppee dëkk bi dina war a mel na mu war a mel kon na ñëpp ñëw na kenn ku ne jàpp ni ngaay sa ngaay la kon ku ci jàppit sa bopp nga ko defal ndax loolu mooy li nga xam ni mooy tax ab dëkk naat waa dëkk bi nañu ñëw jàpp ci dëkk bi waa tund wi nañu ñëw jàpp ci dëkk bi ndax ngaay ni ma ko waxee day loo xam ne nii fi mu ne moom diggante bi ak juróom-ñeenti communes yi nga xam ni ñoo wër ngaay yooyu yëpp ngaay la ñuy sowee ngaay la ñuy ñëw altine bu jot am marché bu rëy boo xamante ni bii moo fi xew muy marché cosaan boo xam ni 30 kilomètres mbaa 60 kilomètres ay nit dina fu jógee ñëw fii
ngir def fi loo xam ne mooy jënd seeni ravitaillement dem loolu it dañ koo donn ca cosaan bi Ngaye nekkee point de traite commerçant yi ne fi et cetera altine Ngaye moom siiw na waaw kon nag loolu mooy li nga xam ni ñun bëggoon nañ ko wane pour que ñu xam ni Ngaye ci boppam nii la demee te bu ñuy wax Ngaye Mékhé tax Mékhé administration bi ñoo ko fi indi mooy la gare qui mène à Mékhé kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullah yal na yàlla xeeb dool yi